responsabilité en tant que mouvement boo xamante ne daf fi nekk ne lépp lu dul yoon ci dëkk bi da koy kaas balaa ñoo dugg ci biir dossier bi bay xam la ca biir ci melokaan wa ñu gis dañ ciy taxaw addu ci laaj ci yoon mu def ca la ca war comme bu doon keneen Moodu wala Paate wala ku bokk ci beneen boor na koy Y'en a marre wala FRAPP wala beneen mouvement taxawee di wax ñu ne li ñu ci gën a may à l'aise mettre à l'aise ci situation boobu mooy kilifa bi nga xamante ne moom lañu gis ca vidéo bi moom moo njëkk a taxaw mu ne yéen kat sama gars yi bind naa damay surseoir maanaam damay ñëganiku ci samay yëngu-yëngu ci biir mouvement bi ba ca kanam ba mbir mi leer ñu sawar lool yàkkamti lool yooxu fépp waaw na justice def liggéeyam na justice def liggéeyam yaakaar ni bii yoon comme dafa laal activiste comme dafa laal mais vraiment koo xamante ne nii ci weneen wàll bi la féetee yoon dana def lépp luy disposition jël ko ci pour teg ko mu jaar ca yoon pour Sénégal gépp observer justice bi mën cee lenqaliku ci tilim bi ñu koy taqal boobu ba léegi ci wane sérieux ci wane ne parparloo amul ci wane ne dëgg am na ci mim réew ñu topp mbir mi enquête yi jeex ñu topp ko bu mbir mi yegg tribunal muy mardi boobu Aliou Sané doon wax bi ñu paree ñu ne ah kon de kilifa escroquerie lañ ko toppee ñu ne waaw escroquerie kon ñu ne flagrant délit lañ koy def jeudi waaw ñu ne alhamdulilah parce que ñun gis nañu ay avocat wu kilifa ak Simon ànd ak dal ànd ak confiance wóolu seen bopp ci dossier bi yàkkamtu ñëw lu dul dem taxaw janoog juge ak procureur pour lijjanti seen ay client mais diggante 17h 19h ñu changé ko yóbbu ko instruction parce que ils se sont rendu compte que bu ñu ko yóbbuwoon flagrant délit te amul benn plaignant loolu déjà juge bi danaa leen da ngeen maa yàpp waaye lu ne fang kenn du ko jeex lan moo war a mën a yóbbu dossier bii nii instruction bu fekkente ne ci vidéo dong la ñuy wéeru vidéo yaa ngi fi disponible na kon lan moo ko war a mën a yóbbu instruction tey xel tàmbalee tey ci na ko nit ñi commencé organiser parce que bu nekkee da nga ne kii escroquerie laa ko toppee la tax ma woo ko ay vidéo la yoo xamante ne mi ngi tasaaroo ci internet bi kon kay flagrant délit la soo ko yóbbee instruction mooy dossier bi nekkatul dossier civil c'est devenu un dossier politique lu tax parce que Kilifeu ak Simon seen taxawaay ci mim réew parce que Kilifeu ak Simon li ñuy représenté ci mim réew ci côté activiste looloo waral ñu changé lépp pour mën caa parparloo fayantoo def seen ay yëf yi ñàkk fayda nga gis ni procureur amee imagination procureur bi son imagination est très fertile même parce que chef d'accusation yam teg ca ndodd Simon ak Kilifeu dafa mujj doy waar nga gis ne que ñii temps bi ñuy jël ci def ko ci xalaat lu bon buñ ko defoon un quart bi ci xalaat lu baax réew mi jëm na kanam parce que loo xam ne sur la base de vidéo ne nga ne moom nga vidéo boo xamante ne nañ ko collecté diffusé ko tooñ nañ ca Kilifeu porté ca plainte ba tey kenn owu ca kenn bàyyi nañ lu tolloog weer moom ci boppam ñu koy soog a woo ndax nanga ko da ngay dëggal sa plainte mu ne waaw ñu bàyyiwaat weer woowuñ keneen ci dossier boobu noonu te ñëpp xam nañ ne vidéo bi dañ ko jël te yëgu ko ñu publier ko mais am na fu mu jaar parce que bu fekkente ne ka def vidéo bi muy ceer ma nga ca kaso ba vidéo bi rombut moom ay avocat am rombut gendarmerie ba rombut parquet kon kan la ñuy protéger aujourd'hui ba nangu ñëw wéyal enquête boobu kan la état du Sénégal wala boobu police bi wala ku mu munti doon di protéger ci dossier bi ba tax nangu ñëw woo kenn ci plainte bi nga xam ne Kilifeu def na ko pour ñu addu ci mbirum collecte ak diffusion de données à caractère personnel muy lu ko loi may kon l'avocat yi dugal demande de liberté provisoire ñu lànk l'avocat yi dugalaat ñu lànkaat ci ñoo xamante ne nii répondre nañ ci lépp li nga xam ne moom la yoon maye pour ñu may leen liberté provisoire damay taxaw foofu tuuti ne du rek Kilifeu ak Simon parce que am nañ xëy na ñu taxaw di leen waxal képp koo xam ne dañ laa jàpp fii ci mim réew loi moo la may ne
su nekkente ne yow ponk yi ñu laaj pour mën laa may liberté provisoire ponk yooyu ma nga ak yow ñu may la liberté provisoire mooy maanaam yaa ngi dëkk ci réew mi te xam nañ sa adresse am nga fi njaboot te xam nañ fan lañ dëkk fii ngay liggéeyee te xam nañ lan ngay def loolu bokk na ci ñetti garantie yi ëpp solo pour ñu mun laa may liberté provisoire te dafe naa ne Kilifeu ak Simon am nañ Simon it rax ci dool yi yaramam neexut muy feebar boo xam ne da ko toog depuis 2017 bokk ci ñu dooleeku Sénégalais yi wax ci ñu ragal gilaawaale dal leen ci biir kaso bi looloo tax ñu bàyyi Simon waaye dama bëgg ngeen xam ne du parce que procureur bi dafa baax attention procureur bi baaxul de procureur bi gentillul de procureur bi mayul Simon liberté provisoire parce que dafa feebar il était dos au mur parce que Simon dafa répondre ci lépp loo xam ne moom la ñuy laaj ci ay ponk il n'avait pas le choix de la même manière que amul choix ci situation kilifa bi waaye fayantoo lañ ci gis ak xoqatal ak kum tappale parce que teguñ ko fenn fu ñu leen ko mënut may du ma delluwaat sax di tudd ay Bougazelli di ci boole kilifa toftal turu kilifa ak Bougazelli yëpp kilifa la toftal turu bandi de grand chemin yi nekk ci réew mi di sàcc di taxawaalu ak turu kilifa yëpp kilifa la parce que taxawaayam ci mim réew mayul benn sénégalais muy toftal turam di ko méngale ak kum ci mënta doon ci ces voyous de la république yi nga xam ne ñi ngi taxawaalu nekk ci seen ay soxla kon Sénégal ñun ñëpp ñoo ko gisandoo yoon moo nekk di jeng yoonu Sénégal moo nekk di def la ko neex di fayantoo ci yu ñàkk fayda di nekk ci ay détails nañu bàyyi doomu jàmbur mu génn te ñu gaaw juger cette affaire et attention Simon sax liberté provisoire am bi dañ cee ñambaas lu ñuy woowee maanaam contrôle judiciaire maanaam mayuñ ko rek ne ko demal nga toog dañ ko may ne ko chaque le 5 ñëwal nga wuy si amoo droit bouger amoo droit kon lan la ñuy xaar ci juger cette affaire parce que bu nekkente ne yow déglu nga leen sur le fond du dossier kon kay jeex na xanaa dem procès moo tax mais li ngeen bëgg a def mooy téye ko di ko dilatoire mu nekk épée de Damoclès ngeen téye leen di leen xool di leen observer bu élection ñëwee bu Kilifeu ak Simon génnee wax ngeen ne wax ngeen kon kaay leen comme li ngeen bëggoon def ci Barthélémy comme li ngeen bëggoon def ci keneen ak keneen mais loolu la ñu wax du fi amee ñun li ñu bëgg mooy ñun ñëpp askanu Sénégal li ñu bëgg mooy mbir mi leer dañoo bëgg mbir mi leer est-ce que musuma gis ci histoire u réew nit ku ñu tuumaal mu ne iwaay dimbali leen ma ngeen juge ma ña muy àndal ne dimbali leen ñu ngeen juge ñu que lumière soit faite sur cette affaire le Sénégal a besoin de Simon le Sénégal a besoin de Kilifeu nañ leen yóbbu ñu àtte leen taga tembe nañu may Kilifeu liberté provisoire parce que dafa répondre à normes yi ñu laaj yëpp kon nag Aliou Sané wax na ko léegi Kilifeu xëy na moom mooy point de départ pour ñun mais yoon mi ngi jeng ci bépp sénégalais yoon mi ngi jeng ci bépp sénégalais tey jii yow boo féeteewu APR am nga ay garantie sa garantie mooy lu la neex waxal lu la neex defal foo dugg foo jëm kenn du la laal kenn du la xoqatal utal say nervi dóoreel jëlal say jaasi dóoral waxal lu la neex kenn du la xoqatal kenn du la laal waaye ku féetee ci kujje gi wala ku ñu jàpp ne activiste nga yow moom sa tànk doo ko yëkkati sa kàddu du jib kon yoon mi ngi jeng te dinañ ci oote ndaje mu rëy ànd ceeg sénégalais yépp ñu def marche bu am fulla ak fayda laaj suñu justice bi mu bàyyi nii mu nekkee parce que dafa yàq image du Sénégal dafa ruusloo sénégalais yi tey jii kenn amatul fierté ci justice bi nga xamante ne nii nguur Macky Sall da ko jël def ko yatam bu muy dóoree képp koo xam ne féetewoo ci wàllam et que loolu constat la bu bépp sénégalais def et ci loolu la ñu wax ne dañ ci war a taxaw xeex ci ba am ci ay jéego pour que Sénégal mën a delluwaat nekk un pays boo xam ne dañ koy woowee état de droit aujourd'hui kenn mënatul wax waxu droit fii au Sénégal et je pense que Y en a marre ci comportement bi mu adapté woon c'était un comportement pour man bu juge yi procureur yi justice bi jël exemple ne attention organisation bi kat wane nañ responsabilité parce que tudd nañ seen ay nit ci ab mbir nee nañ na ko yoon leeral waaye yoon bii moom ku ko bàyyeeg nit wala ku ko bàyyeeg mbir ma dana nasax wala mbir ma dana naxsaay te doo ci am mujj bu baax ndax la ñuy nekkee lu dul safaan lañ nekkee ci dëkk bi et loolu dinañ ci jóg ci jamono yu néew a néew indi ci marche bu am solo pour que mu leer waaye tàggatem bi jàpp leen ne
kilifa amatul lu muy def ci kaso bi parce que répondre na à toutes les normes yi nga xam ne moom la ñu laaj pour may ko liberté provisoire képp ku nekk foofay ca Rebeuss nekk en détention tey demande de liberté provisoire tamit te répondre ci ponk yee ñu laaj dañ la war a jox liberté provisoire kon du kilifa rek képp kuy sénégalais nekk ci kaso bi tey nañ la jox liberté provisoire bu dee yaa ngi répondre ci norme ya tax ñu war ko joxe suñ ko joxee ñenn ñi pourquoi ñu koy bañal ñeneen ñi te ñu génne loxol politique ci yenn dossiers yi ci mim réew buñ bëggee réew mi nit ñi am jàmm nekk ci jàmm